bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an qutbil arifin imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابي والمنتسبين أما بعد ci suñ jotaay bi weesu ci wàllu al-kunuzul ashara gisoon nañu li nga xam ne moom moo aju woon ci wàllu gis nañu ci doomu aadama borom subhaanahu wa ta'ala li nga xam ne moom la def ci moom dëxëñ ko ci ay biiram ci ay àdduna bokk na ci lu ñuy wax ruux moom dafa tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala ruux nag moom maanaam leer la te ci borom bi la jóge subhaanahu wa taala amma li nga xamante ne maanaam moom mooy moo tax ruux dafa am itlaq comme niñ ko gisee waaw dafa illimité indéterminé infini mu am lu ñuy wax yaram mooy yaram muy aljism mooy li nga xamante ne ak defar la bu rafet gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala defar ci doomu aadama defaral ko doomu aadama te muy lu spécial ci moom kese nga xam ne mboolem àdduna bi mboolem univers bi bu ñu xoolee doomu aadama rek la yàlla bind mu mel nii mu mel yeneen animaux yëpp am na ku nekk koy nurul mais doomu aadama rek moom moo mel nii mu mel nii amul nu nuróo la kenn nekk sang mboolem mbindeef yi borom subhaanahu wa ta'ala defaral ko yaramam bi te moom dafa wax ne yaramam maanaam mu ne maa ngi ko defaree ci melo woowu nga xamante ne moom la tuddee loxo maanaam attribut boobu moom la wax ne ci la ko defaree alors que ñeneen ñi ci des yëpp daf ko defaree ci nekkal mu nekk maanaam kun fay kun yooyu yëpp di wane kon defar maanaam doomu aadama yitte gu rëy yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala def ci moom mais doomu aadama dañ ko bindee ci suuf ak ndox maanaam ci ndox ak ban comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee mboolem li nga xamante ne moom mooy matériaux ak matières yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci suuf si wala boog ñoom ñoo nekk ci àdduna bi ci univers bi yëpp ñi ngi ci sa biir yow en tant que doomu aadama ci sa yaram mboolem matériaux yi yow kon yow yaa dajale lépp kon àdduna bi yëpp maanaam yow la en fait mais en miniature maanaam yow bu dee ci sa wàllu yaram àdduna bi yow yaa nekk ci biiram mais bu dee ci sa wàllu ruux àdduna bi moo nekk ci sa biir borom bi nag subhaanahu wa ta'ala dajale ñaari bi mu dajalee li ñuy wax ba yaram ruux ak yaram ruux lépp leer la ruux dafa am itlaq dayeeg itlaq maanaam tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala nekk loo xam ne dafa absolu dafa infini dafa illimité mu di ko dajale ak loo xamante ne yaram la bi nga xamante ne moom xam nga ruux c'est spirituel esprit la maanaam moom la ñuy wax esprit maanaam ci dafa subtil c'est-à-dire que c'est dans le monde des subtilités foofu la nekk alors que parce que moo tax subtilité boobu maanaam mooy sew-sew bi nekk ci moom moo tax ba par exemple du lu ñuy dégg du lu ñuy gis du lu ñuy làmb di ko daj et cetera du lu ñuy xeeñ wala yu mel noonu donc ruux moom ci monde boobu la bokk yaram moom kasifa la maanaam mooy dafa épais moom dafa am benn épaisseur bu nekk ci moom ce qui fait que ni dafay am maanaam day am lu muy peese dafa diis te kon yaram maanaam yooyu yëpp la boole ba pare ci lëndëm lañ ko bindee maanaam moom ko jug lëndëm la bakkan nag yàlla bi mu defee ñoom ñaar ñu war a daje dafa jël ruux bi li yéeme mooy
ruux bi nga xamante ne dafa infini maanaam yaram bi nga xamante ne dafa lan dafa limité moom la jël ruux bi infini mu dugal ko ci yaram bi nga xam ne moom dafa limité maanaam ruux bi nga xam ne dafa absolu dafa absolu infini illimité moom la jël dugal ko ci yaram bi nga xamante ne moom dafa lan dafa restrictif limité déterminé ba pare fini maanaam mais bi mu jëlee loolu moo tax bi mu ko jëlee daf ko dugal bi mu ko dugalee ci yaram nag foofu dafa am benn barrière bu muy créer après parce que benn barrière boo xamante ne maanaam pour ñoom ñaar ñu daje te daje gi mën a compatible pour compatibilité bi mën a ne dafa am benn affaire bu créé wu ci seen diggante boo xamante ne yàlla daf ko créé mu mel ni comme si genre soudure la c'est-à-dire que tey bu ma bëggee boole lii ni mur bi ak weñ ma bëgg leen tegale bëgg nag ñoom ñaar ñu takkaloo il faut ma ut benn matière boo xamante ne moom laay teg ci digg bi mooy lu demee ni que colle wala ñu mel noonu pour ñu takkaloo ñoom ñaar voilà xeet googu la maanaam loolu bakkat noonu la mel moo tax bakkat moom mooy xeetu barrière boobu nga xamante ne dafa am ñaari volet dafa am volet bi nga xamante ne moom dafa am zahir ak baatin zahir bi moom mooy li nga xamante ne wala boog benn côté bi mooy li nga xamante ne dafa aju ak maanaam dafa féete ak ruux ak mboolem yi nga xamante ne ñoom ñooy caractéristique u ruux ci wàllu itlaq ak yooyu beneen côté bi féete ak yaram nga xamante ne mboolem côté yaram ak ni mu mel loolu noonu la mel léegi nag mu am ki nga xam ne moom la ñuy wax benn malaaka bu nekk ci côté ruux bi maanaam comme nii exemple bi ñu joxoon jotaay weesu mooy comme sama loxo bi nii bu dee côté bi mooy côté ruux bi ci bakkan côté bi nekk côté yaram maanaam fii nii dafa am benn malaaka bu fi ne côté bii am benn seytaane bu fi ne léegi kii côté bii ci bakkan moom lu neex yaram bi ak lépp lu aju ci àddunam boobu rek ci lay ne alors que côté bii nii lu neex ruux ak lépp loo xam te ne dafa dëppook moom ak lu aju ci àddunam bi ci lay ne ce qui fait que barrière boobu féeg daanuwul barrière boobu nag léegi nag bakkan boobu fi mu positionné woo dafa am maanaam ci benn àdduna bu mu positionné woo ci biir nga xam ne benn siège la am foofu tamit maanaam c'est comme si benn monde la ci biir beneen monde boobu noonu mu nekk maanaam nga xamante ne ci lañ ko dugal mu am fa siège am moom moo tudd xol nag buñ ko waxee comme niñ ko gisee ci jotaay bi weesu dañ ciy jublu ñaari mbir dañ ciy jublu li nga xamante ne waaw xol nag buñ ko waxee dañ ciy jublu yaram maanaam muscle bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir yaram di pomper deret ji mais loolu mooy benn côté bi mooy le cœur biologique maanaam bu ñu waxee en biologie bu ñu waxee le cœur booboo tax ñuy wax myocarde lañ koy wax voilà waaw léegi alors que bu ñu ko waxee ci wàllu fii nag ñu nekk domaine bii ñu nekk kenn jubluwu ci boobu kenn jubluwu ci xol boobu noonu ñuy wax ñu ngi ciy jublu place bi nga xamante ne moom mooy place bi bëgg di nekk ak bañ mooy fi nga xamante ne fi la mbégte di nekk ak tiis mooy fi nga xam ne fi la ragal di nekk ak yaakaar mooy fi nga xam ne fi la rëy di nekk ak wàcce sa bopp mooy fi nga xam ne fi la ngistal di nekk ak di def te yàlla tax di sellal mooy fi nga xamante ne fi la am di nekk ak ñàkk yëg-yëg bi nit kiy yëg ne moom maanaam bi yëg fierté ak bi yëg ne dafa doyadi place boobu muy ne loolu la ñu tuddee xol kon fii mu tollu nag saa yu ñu waxee xol fii loolu lañ ciy jublu ba keroog ñuy wax luy wane ne maanaam yaram bi ci jëmmi boppam maanaam xol bi ci des lañ ci jublu baax na waaw échappé waaw
fii la nag ci moom la mooy place même bi la xol physique bi moom mooy abrité yii yëpp melo yii yëpp léegi nag dañ ko tuddee xol parce que moo tax nit ki bu kontaanee fii la yëgee mbégte gi foofu bu meree fa la koy yëgee itam maanaam mboolem sentiment yi foofu la koy yëgee foofu la ne maanaam kon c'est-à-dire que pour adduna yi yëpp yi yàlla def ci nit maanaam dañoo interconnecté dañu am relation yu direct xam nga xol boobu noonu nga xamante ne moom mooy muscle bi kooku ci yaram la ne moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ala inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasadu kullu wa idha fasada al jasadu kullu ba fa daan ne ala wal qalb am na ci yaram benn suux benn muscle boo xam ne su baaxee su yéwénee yaram bi yëpp baax su bonee yaram bi yàqoo yaram bi yëpp yàqu te mooy xol kon maanaam pourtant dafa wax xol bi nga xamante ne moom mooy muscle pour exprimer xol bi nga xamante ne moom mooy lan mooy ñun bi ñuy wax dans le monde spirituel parce que tout simplement xol bi nga xamante ne moom mooy muscle moo abrité xol bi nga xamante ne moom la ñuy wax spirituellement ah léegi xol boobu ci la bakkan ne ci la tamit ruux ne ruux tamit ci lañ ko dëxëñ loolu lu yéeme la wala boog ruux bi ñu dëxëñ ci biir yaram ruux bi ñu dëxëñ ci biir yaram li nga xamante ne moom mooy secret maanaam secret bi ne ci doomu aadama en fait li ñuy wax maanaam li ñuy wax dëgg-dëgg secret nekkul feneen lu dul ci nit ki ci jëmmi boppam mais ci ruuxam la ko yàlla def maanaam ci ruuxu nit fa la secret nit di ne maanaam tey bu ñuy wax ne jikar sàngam baax na nangam baax na secret am na secret bu ci nekk yooyu en fait secret bi nekkul ci sikar bi nekkul ci leneen lu dul ci yow la nekk en tant que nit loolu moom moo tax alquran ànd ak ne moom moo yanu mboolem xeeti secret yi ñu mën a am yépp borom bi subhaanahu wa taala dani ci alquran dani wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin daat ci teg ne wala yazidu zalimina illa xasara maanaam alquran a ngi ni wàccee nañ ko daal ni wàccee nañ ci alquran loo xamante ne làmboo na ci moom maanaam lépp maanaam loo xamante ne saafara la shifaa'un wa rahma ba bari nekk yërmande waaye ñeel ñi nga xam ne ñooy way gëm ñi waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy tooñkat yi mooy ñi ko gëmut ñooñu du leen yokk lu dul perte nga du leen yokk lu dul perte nga nettali nañ ma ne dafa am benn médecin ndeysaan bu essayé maanaam bu doon taal alxuraan ci patient moom yi mais dafa seetlu ne bu ko taalalee jullit ñi da ngay gis ñu féex commencé tànne tuuti yow di wér mais bu ko taalalee yéeféer bi bizarrement affaire bi da koy yokk ak feebar maanaam parce que lan moo tax parce que secret bi ci nit ki la nekk nekkul ci biti nit ki maanaam du lu extérieur à la personne en tant que telle mais ci loolu moom moo tax julli mi ngi nii moo ëpp doole lépp moom mooy fi nga xamante ne mooy toolu secret yi ci julli lañu ne te leeri ci lay ñuy jollee ànd ak loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax ci ñaari xeetu jullikat yi kenn ki day julli ñu yëkkati ko ki ci des bu jullee ba pare ñu lem ko dëxañ ko dóor ko julli ne ko yàlla la yàlla toroxal doyadal la nag ma doyadale lu tax parce que da ko paraxee jéemu ci teewlu boromam tudd ci borom et cetera yàkkam ci ko defe ko n'importe comment loolu moo tax secret dëgg-dëgg ci nit ki la ne secret boobu yàlla def nag ci nit ki ci ruuxam la ko def ruux bi ci biir yaram bi lañ ko dëxëñ yaram bi li nga xam ne mooy li ci am solo quintessence bi mooy xol moo tax su baaxee lépp baax dinañ ko gis insha allah léegi mboolem li ñuy wax tarbiya mooy éducation spirituelle en réalité ajuwul ci dara lu dul ci xol maanaam
le médecin du cœur, c'est-à-dire le maître chevronné, hein, le guide spirituel maanaam moom voilà maanaam moom moo yor tur yooyu yëpp moo yor tur le médecin du cœur, hein, le maître chevronné, le guide spirituel, maître accompli, et cetera kooku moom du concentré wu comme ni ko ñu bari fooge ci biti ci yaram yi déedéet moom li muy concentré wu mooy ci xol bi parce que xam na ne su baaxee lépp baax su bonee lépp bon moom foofu lay concentré wu donc yaram mooy kon loolu daanaka léegi léegi kon xol ak bakkan ak yaram ak lan ak ruux relation boobu moom lañu am benn bu ci nekk nag àddunay boppam la léegi bakkan boobu xam nga soudure boobu nekk diggante ruux ak yaram benn barrière la en fait parce que xam nga bu ma defee soudure boobu comme li dem ci exemple bi joxoon sànq rek lii bu ma déggee bëggee jël mur bi ak weñ bi ma bëgg ñu collé woo taxalool ba pare nekk il faut ma am colle bu ma ci def wala en tout cas beneen matière boo xam ne ñoom ñaar ñoom ñooy soudé ñoom ñooy tax ñu mën ànd parce que ñoom ñaar dañoo tàqali ko maanaam dañoo bokk dara voilà bu ma bëggee ñu taqaloo il faut ma def loolu léegi nag su ma ko defee su ma loolu moom moo tax nit ki du gis ruuxam du ko xam du ko yëg du ci am te ruux mooy réalité wu nit waxoon nañ maanaam mooy li ñuy wax l'esprit mooy l'essence même de la personne c'est sa réalité en tant que telle maanaam nit ruuxam mooy réalité am mooy xaqiqaam mooy zaat bi ruux bi nit ki du ci am accès looloo tax nit ki du xam boppam moo tax bu ñu laajee nit ananga moom du mun wax man maay kan moom loolu du ko mun parce que lu tax moom li mu mën def rek mooy sama yaram a ngi nii mais moom munul wax moom anamu sa yaramam la mën a wane te yaram du dara lu dul interface maanaam bu ñu bëggee joxe exemple bu gën a simple mooy ordinateur bi wala tablette bi nii tablette bi man lii may kii nii bouton yi may bës bouton bi wala yooyu portable wala sama téléphone portable bouton yi may bës ak kii yeeg yooyu yëpp interface bi la rek mais réalité portable bi mi ngi ci biir maanaam mooy yi nga xam ne code yi nga xam ne moom lañ ci def système intégré yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk de telle sorte que affaire bi di mën di fonctionner loolu moom mooy réalité portable mais cookie bii nii rek fii nga xam ne bu ma ko bësee d'ailleurs bu ma yëkkatee bu benn xale ñëwee daaj ji affaire bi ci ngay gis ne ndekete affaire bi dañ ko cee taf rek pour man moo mën am relation ak moom pour man moo mën am relation ak portable bi mais pas parce que portable bi man lii may wax lay xam déedéet moom mel noonu léegi tey su ma nit tam noonu la mel nit lii muy gis lii nii loolu interface bu nit kese la moo tax mën na changer looloo tax muy soppeeku day màgg di nekk xale di kii et cetera léeg-léeg sax benn partie bi dagg comme nit ki mën nañ dagg loxoom tànkam noppam et cetera mu continuer nekk nit ki mu nekk ba tey changé gul interface am moo changé mu nekk xale après màgg loolu beneen affaire la mais li nga xamante ne moo nekk ci nit ah dëgg-dëgg lii tax ñu naan nit kooku ruuxam la et que ruux boobu léegi foofu la ñuy jëm xol moom mooy li nga xam ne xol moom mooy place bi bakkan ne mooy aussi place bi nga xamante ne moom la lan ne parce que bakkan comme niñ ko gisoon nañ ko bakkan su seytaane ñëwee day insuffler bakkan danaan bakkan defal nangam malaaka bi naan ko bañal defal nangam moo baax léegi su seytaane réussir ba wax bakkan defal nangam ba bakkan def ko pour la prochaine fois seytaane moom dootul dellu seeti parce que bakkan bi fekk deful woon lu bon li du ko xamu ko du aspirer jëm ci loolu mais bu ko xësee ba xam une fois
c'est bon c'est fini léegi moom moo ci demaatal boppam gis nga léeg-léeg xale boo koy tere suukar par exemple nga di ko tere mën na koo bañ a laal mais jour bu ko jëlee ba mos ko ba xam ne lii suukar la te nii la mel saa yoo ko tegaatee wala chocolat saa yoo ko tegaatee moom mooy demal boppam di ko jël soxlaatul keneen di ko jox moo koy jëlal boppam te pourtant avant daanu ko laal daan na ko fi romb xamu ko daan na romb fii chocolat bi xamul lan la mais bis boo ko jëlee ba càpp ñii ba tegal ko ci làmmiñ bi ba mu wàcc ko ba gis ne nii la mel jeex na tous les jours mooy ñëwaatal boppam bakkan nii la mel léegi su fekkente ne kii la tamit xol léegi bakkan pour la première fois day laaj ruux pour mu dimbali ko léegi ruux moom day am benn toq leer bu mu dal ci kawam pour mu fay bànneex boobu ci moom su fekkente ne ruux defu ko affaire bi day continuer moom day continuer du mun bàyyi moo tax bànneex ci bakkan lenn rekk ko mën a rey loolu moo tax mu garaw bànneexu bakkan nit ki bu nekkee ci kii lenn rekk koy rey du dara leneen te loolu yëpp leer la mooy sopp gu tar wala boog ak tiitaange goo xamante ne da koy jàqloo lool lii moo ko mën loolu rek moo mun arrêté maanaam màmm mooy lan ci tubaab waaw mais am na kii mooy bu ma jëlee sama oto taal ko après ma gis frein yi lâché nga xam te ne damay jéem a freiner affaire bi bañ di dem loolooy màmm maanaam màmm boobu noonu bakkan di màmm nag di jëm ci luy alak doomu aadama lenn loolu rek moo ko mun freiner léegi loolu moom moo tax tout le temps day aspirer jëm ci maanaam ci loolu du arrêter ruux bi nga xamante ne moo nekk ci moom nag comme niñ koy gisee insha allah day dem ba bu bakkan bi demee di bon bakkan bi di gën di bon day dem ba jël place parce que xam nga comme nii la mel day contaminer maanaam côté bi nga xam ne moo féetee ruux bi bu demee ba bon moom comme ni côté bi féetee bakkan yaram bi mel day commencer contaminer ruux bi da koy contaminer di ko contaminer di xëcc par naag comme genre migraine waaw di contaminer ruux ba ruux bi day mujj doonu bakkan kooku kenn mëntu ko kenn mëntu ko sauver Est-ce que benn partie bi lay contaminé parce que ruux bi bu ñu partir du principe que ci itlaq la bokk. danga war ko mën a fa am non mais dina ko contaminer kay parce que ci yaram bi la bokk moo tax ci parce que dafa nekk ci biir yaram bi dañu am contact léegi ce qui fait que da koy contaminer di ko mu mais ni ki noonu la contraire bi da amee maanaam ruux bi contaminé di ko côté bakkan di ko contaminé ba bakkan bi daal di mujj nekk ruux moom itam dégg nga léegi nag xol boobu ñu doon wax maanaam xol boobu ñuy wax boobu ba léegi moom nu muy def mu ne yastamiddu day tëbb maanaam day alimenté wu day ravitaillé wu ravitaillement bi ñu ci jublu nag wala alimentation boo ñu ci wax mooy comme courant ni muy def xam nga courant bi générateur bi mooy alimenté fii nii yëpp léegi moom xol yastamiddu day tëbb alqalbu xol min an-nafs ci bakkan mais ci ban wàll mu ne imma daal min wajhiha ci wàllam alladi bi nga xam ne lil itlaq ñeel na itlaq fa tazaru bu ko defee mu daal di feeñ minu ci moom jami'a mboolem sifaatil xayri melo yiw wal kamaale ak mat kon moom loolu lay def léegi xol ñaari côté la am donc soit day alimenté wu
ci côté bi nga xam ne moom moo nekk ci lan ah côté ruux léegi xol lan mooy xol xam nga xol le fait que wax nañ la ne la moom mooy place bi nga xam ne moom la yan di melo di nekk waaw mais ay jikko xeeti jikko yu contraire yi maanaam ci la par exemple ci la lan di ne bëgg ak bañ ci la rëy ak wàcce sa bopp ak lan maanaam et cetera maanaam voilà bëgg lu baax ak bëgg lu bon maanaam bëgg ak bañ ci boppam ci lay ne maanaam mooy sentiment yi daal voilà sentiment yi li ñu naan sentiment ci lay ne ah dafa am lu leerul waaw lu mu laaj ah non loolu l'âme c'est l'âme qui est là-bas entre le corps et l'esprit il y a l'âme hein pardon oui l'âme waaw keni waaw day maam moom c'était pour dire que oui et qu'est-ce qu'il peut le faire oui oui waaw loolu ñaar rek la mooy bëgg gu tar c'est-à-dire que c'est un amour incontrôlé mooy lan mooy loo xam ne nit ki yàlla da koy def de manière maanaam da koy day wàcc ci moom mu sopp yàlla ba nga xam ne wala sopp Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp maanaam ne mënul bañ topp loolu c'est-à-dire que mënu ko bañ topp loolu moom moo koy loolu benn la wala boog mu lu ñu tuddee xawfun muz'ij maanaam mooy ak ragal goo xam ne da koy jàqloo maanaam da koy dépasser maanaam ragal boo xam ne da koy dépasser mais d'ailleurs xam nga nit même dans la vie de tous les jours nit ki bu nekkee ci situation boo xamante ne dafa am une peur vraiment bu pressante ci moom ah waa atroce ni da ngay gis yi nga xamante ne da ka daan def te bànneexu ba kanam doomu di ko ci yóbbu dootu ko defati da koy daal di ba léegi am yoo xamante ne da ngay gis da doon jàpp ne lii moom c'est innégociable moom kii moom lii moom kenn bu ko kenn négocier mais am bëgg rek ak xër ci dara tax mu daal di koy bàyyi maanaam mu commencer négocier loolu waaw loolu la quoi maanaam ñoom ñaar yooyu ñoom ñoo ko mën freiner mais comme xol voilà donc xol mooy emplacement wu mooy lieu mooy endroit de la manifestation des qualité wala vices yi maanaam kon qualité yi dañ fi nekk ak vices yi mooy yi nga xamante ne ay kii lañu quoi ay xisaal maanaam ay jikko lañ ay comportement lañ yoo xamante ne dañoo contradictoire xol foofu noonu la nekk loolu tax ñu tuddee ko xol jàllarbiku bi muy jàllarbiku ndax qalb mooy jàllarbiku mooy vaciller osciller ah voilà fluctuation loolu tax xol ñu tuddee ko xol alqalb loolu lay teg waaw loolu après dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw insha allah ci biir am na benn partie boo xam ne ci loolu lay wax léegi kon xol bu melee noonu comme que xol noonu la mel loolu moom moo tax moom su fekkente ne dafay alimenté wu maintenant ci ruux nga xamante ne moom dafa am absoluté itlaq la ruux loolu foofu bu boobaa mbooleem melo yi nga xamante ne c'est-à-dire que les attributs bu yiw yi maanaam nit ki maanaam le bien
ak li nga xam ne mooy perfection day daal di appliqué wu day feeñ ci moom nga gis nag mu nekk nit ku baax nit ku sell parce que lu tax parce que ruux moo ko alimenté moo ko ravitaillé ci côté moom bi nga xamante ne moom xamul lu dul lan yàlla la xam lu baax la xam perfection la xam baax na wa imma wala bokk min wajiya ci wàllam alladi bi nga xam ne li taq yi di ñeel na tënk maanaam côté bi nga xam ne mooy côté restriction bi mooy côté lan yaram bi bakkan bi et cetera fa tazharu bu ko defee mu feeñ min wu ci moom sifaatu sharri meloo yu mbon wan naq ak wàññeeku maanaam donc lépp loo xamante ne meloog mbonte la wala wàññeeku da ngay daal di gis mu daal di commencer feeñ ci xol bi nga gis jikko yu bon yëpp mu nekk ci moom ay ngistal déggtal iñaan rëy bokkaale et cetera soxor ñàkk maanaam et cetera yooyu yëpp di feeñ ci moom nekk ci xol bi kon ñaari côté yooyu ñoo mun ne bu fekkee ne day tibbee fii di tibbee fii day dajale ci dara ci lii di dajale dara ci lii baax na day am quelque part de ceci quelque beneen partie de ci côté beneen bi dégg nga voilà moom lay wax ne wa hada al qalbu xol bi innama summiya tuddewuñu ko al qalbu xol lu dul li taqallubihi ngir ak jàllar bi koom xol loolu moo tax ñu tuddee ko mooy jàllar bi ko mu ko comme ni waykat bi wax maa summiya al qalbu illa li taqallubihi fahdar an al qalbi fii qalbin wa taqlibi maanaam xol tuddewuñ ko lu dul xol lu dul li muy jàllar bi ko ak maa summiya al qalbu illa annahu maa summiya al insanu illa annahu yansa wal qalbu illa annahu yataqallabu voilà xol nit tuddewuñ ko nit insaan lu dul ne day fàtte moo tax nee annahu yansa ndax ci nas yàlla bu jóge maanaam day fàtte tax ñu tuddee ko nit xolit noonu tuddewuñ ko xol lu dul li muy jàllar bi ko dégg nga qaala rasulullah daal yàlla sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna quluba li wér boor mooy xolu bani aadama doomu aadama yi kullaa ñoom ñëpp bayna isbi'ayni ñu ngi ci diggante ñaari baaraam min asaabi ar-rahmaan ci baaraam buur yàlla bi nga xam ne mooy aju fees dellu ji yoon ma def allah ka qalbin waahidin keem benn xol kese yusarrifu mu koy sopp di ko haysu shaa fu ko sopp maanaam mu koy jëme fu mu ko sopp summa qaala topp mu wax moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne allahumma yow buur yàlla mi tuuri rafet rek ma lay yëkkati koy musarrifal qulub yow mi nga xam ne yow yaay soppandiku ci xol yi di la yóbbu sarrif yóbbul qulubana suñu xol yi ala ta'atika ci ñu doy topp maanaam mu ñaan yàlla mu ñaan loolu yàlla yow mi nga xam ne yaay voilà maanaam kon xol bu ne dafa am ci diggante bu mu ne mooy ñaari baaraam ci baaraam borom subhaanahu wa ta'ala baaraam yooyu nag li muy tekki maanaam mooy meloy borom bi la subhaanahu wa ta'ala yoo xamante ne ay muqtadayaat mooy yu takkoo la ak voilà ay melo la yoo xamante ne dañoo takkoo ak coobare borom bi subhaanahu wa ta'ala ak kàttanam yooyu la ñuy wax ñaari baaraam yi maanaam nga xamante ne lépp dafa takkoo ak kàttanu yàlla ak coobareem nga xam ne xol yëpp dañoo nekk ci diggante coobare yàlla ak kàttanam mu ko yóbbu fu ko neex di ko wëlbati ko di ko jàllar bi nu mu ko neexee moo tax ci beneen riwaaya ci xadis bi daf ne yataqallabu kayfa yasha moo koy jàllar bi nu mu ko neexee jàllar bi mooy vaciller faire osciller faire vaciller faire fluctuer et cetera voilà loolu lay rek léegi après mu ñaan yàlla yow mi nga xam ne te lool te lii ni mu wax ne yàlla yow mi nga xam ne yow muti borom tur yu rafet ak mel lay yëkkati ko yàlla nga yóbbu suñu xol nga jañ ko rek nga di ko yóbbu rek ci lan ci mun ci ñun ci di la topp maanaam ba nga xam ne xol bi looloo cay ne maanaam bëgg di topp yàlla te melo boobu subhaana rabbi moom la yàlla defal ki nga xam ne moom la ñuy wax al-qutb wala gaws yàlla loolu la ko defal xolul ñëpp daf ko teg ci diggante ñaari baaraamam kese mu nekk comme benn xol kese mu ci agir dégg nga ci note de bas page mu ne rawaahu solo na xadisu muslim fi saxee ci saxee mu ahmad imam ahmad wa nasaa'i wa fi sunan al kubra waaw mooy sunan al kubra wa ibn hibbaan rahmatullahi alayhi maanaam an abdullah ibn amr mooy ibn al-as radiyallahu anhu wa akhrajahu solo na ko te ibn abi shayba mooy abu bakar
maanaam fil musannaf voilà wa Ahmad mooy ibn Hanbal wal Bukhari fil adab al mufrad ci téeram boobu wa ibn Maaja ak Tirmidhi wa Hasan wa Abu Ya'la an Anas ibn Malik radiyallahu wa Ahmad imam Ahmad tam solo na ko woon Nasaa'i ak Nasaa'i fi Sunan al-Kubra wa Abu Ya'la tam solo na ko an ummul mu'minin ci ndey jullit ñi ndey wajëg way gëm yi mooy as-sayyidatu sang bu baax ba mooy sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaw rajo solo na ko al-Bukhari mooy Muhammad ibn Ismaïl Abu Abdullah voilà fii taarix ci taarixam wa Tabarani mooy Abul Qasim dégg nga an Saburata ibnu Fatik radiyallahu anhu wa ibnu Majah al-Qazwini wa Ahmad ibnu Hanbal wal Hakim Abu Abdullah an-Naysaburi wa saxaw sa wéral na ko wa ibnu Hibban Busti dégg nga an Nawaas ibn Samaan radiyallahu anhu mu dégg sa Nawaas ibn Samaan wal Haakim mu jële ko wax saxahu wéral na ko an Jaabir ibn Abdullah Ansaari radiyallahu anhu wa Tabaraani wa Abu Ya'la an ummil mu'miniin as-sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha wa Tabaraani an Abi Hurayrata mu tudd noonu ibnu wala moo nga Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radiyallahu anhu voilà kon dégg nga léegi mu ne wa sababu taqallubul qalbi jàllar bi ku xol daw man naka jekk maanaam mooy en permanence annahu mooy ne moom xol mahallu mooy bërëb la li zuhuril addaad ngir feeñu waayu yi safaanoo maanaam les contradictions les contraires foofu la ñuy feeñee mooy ci xol fi sifaati ci melo yi maanaam ci attributs yi qualificatifs yi qualité yi maanaam dañuy lan foofu la ñuy feeñee looloo tax xol di jàllar bi looloo tax ngay gis na xolu doomu aadama du taxaw tout le temps mi ngi tourner maanaam ni muy tourner ci zahir nii maanaam ci biti noonu la tamit noonu la mel ci baatin comme ni ko ñëpp di remarquer comme ni ko ñëpp di remarquer ñun ñëpp tey dañuy jékki-jékki nga gis ñu ree ci saa si maanaam da ngay gis ci même minute bi danañ ci ree toog jékki-jékki frustré ci après ñu kontaan ci ñu triste ci nga gis après suñu xol am benn sentiment de jalousie après ñu amaat encore sentiment de fierté wala de kii maanaam da ngay gis ci même heure bi ñu ne maanaam tey boo xoolee 1 heure de temps yi weesu boo xoolee sa xol jàllar bi ku ne ci ay melo yu bare ci ay ci ay côté ay attributs yu bare jaaxle na fi di xelam dalaat ci nga mer ci kontaan ci kii ci maanaam te soo koy xool ci gone yi nga koy gën a seetlu moo tax gone gi da nga koy gis léegi transition du am day jooy léegi rango ñaa ngénn mu commencé reetaan parce que xol bi soppeeku na jeex jàllar bi ku na dem na ci beneen état nga gis ko et cetera maanaam toppal loolu mais li yéeme tamit ci xol mooy ni mu nekkee moteur bii dawal bii pompe deret ji ba deret ji di circuler ci mboolem yaram yi noonu la nekkee moteur yaramu nit tamit looloo tax même tukki bi muy tukki ci yàlla sax ci xolam la koy defee mooy li ñu doon wax sànq que ni le médecin du cœur maanaam le guide spirituel moom xol bi moo ko yitteel parce que xam na ni tukki bi nit ki di tukki ci yàlla di dem ci yàlla ci xolam la koy defee du ci yaram bu ñu naan day kii de mi ngi day dem dëkk waaye day dem ci yàlla tekkiwul na day dox di dem kooku ñun ñëpp comme on le sait mais xol bi mooy évoluer di dem mais xol bi il faut mu lan comme mooy moteur bi comme oto rek oto bu moteur bi gënee baax carcasse bi taxu ko am solo ci côté boobu na moteur bi baax rek
bu moteur bi baaxee ah oto bi dana daw bu baax a baax bu moteur bi baaxut oto bi du daw bu lu mu rafet ci biti peinture nañ ko defar wutal koy fauteuil yu rafet et cetera ah defar lépp mais bu moteur bi du baaxut du dox ah ba pare nag léegi moteur yi selon oto yi moteur yi dañuy wute doole ah dañuy wute doole dañuy wute force wute puissance maanaam dañuy wute kàttan ah kàttan ak doole yëpp dañ koy wute waaw loolu dina ci ñëw loolu après léegi ci la ñuy ñëw mais kon xol bi jamono maanaam kon nit ki lu moteuram di gën dara mais moteur évolution moteur ci lan la dépendre day dépendre ci qualité déjà moom ni mu mel qualité moteur bi mais essence bi ñu ciy def voilà maanaam entretien bi ak essence bi ñu ciy def parce que tey par exemple moteur boo xamante ne diesel la wala gasoil la boo ci defee essence ah non li ci des la diesel ak essence voilà bu ñu def diesel boo ci defee essence du daw day yàqu sax d'ailleurs ah voilà alors que oto boo xamante ne essence bi dafa nekk de bonne qualité boo ko teg essence bi nga xamante ne gars yi dañ koo jëfandikoo ba kiiwaat ko exploité ko ñëwaat dugalaat ko ci. mais loolu fi nit ki lay dépendre wala suñu borom moom mooy def noonu xool nit ñi wala nit ki ci jëmm. waaw mooy def noonu quoi. waaw loolu ñaar yëpp la xam nga dafa am moo tax ci dinaa ci ñëw léegi insha allah maanaam lii tax nit di xolam di dem ci yàlla xol bi di nekk en bon état ci loolu la def maanaam dafa xam nga déjà moom laa lay wax ni dafa dépendre d'abord ci qualité moteur bi maanaam parce que dama bëggoon utiliser exemple moteur ba pare bu ma ñëwee bu ñu ko ñu ñëw ci xol maanaam moteur bi bu nekkee en bon état déjà maanaam matériel bi baax entretien bi yëpp baax léegi ñu def ci essence boo xamante ne tamit qualité bu baax la ba pare am doole parce que tey par exemple li ngay soxla ci essence ci oto bokkut ak kérosène bi nga xam ne moom la avion di soxla par exemple pour mun naaw te yooyu yëpp lu koy alimenter la lu koy ravitailler la pour mun daw mais loolu nag léegi am na benn kii buñ ci bindoon fan yi ci wàllu les relations yi am entre zikar ak secret yi ak leer yi loolu la rek maanaam mooy xam nga tey oto kii vélo moteuru vélo fan la ne ci tànk ki koy dawal la ne jeex na moteuru vélo foofu la ne lu waa ji koy dawal di gën a dawal affaire bi gën a dema loolu moom naxante amu ci alors que moteuru oto mais puissance bi moteuru oto am bokkul ak puissance bi moteuru avion am ni ki noonu bokkul ak puissance bi moteuru oto vélo am parce que vélo moom moteuram ci tànk yi rek la ne ci tànk yi ko koy dawal rek la ne mais donc loolu moom mooy qualité bi qualité boobu nag moom la ñuy wax secret moom lañ doon wax nag moom la ñuy wax secret mooy nekk ci xolu nit ki loolu nag ci li mu aju mooy compréhension bi muy am ci mbir yi ak dal gi xol bi di dal ak teey gi muy teey maanaam ak nekk bi muy nekk en bon état pour mën recevoir leer yi léegi leer yi moom mooy essence bi wala diesel bi wala kérosène bi loolu moom mooy leer gi nag loolu par contre loolu nag moo am ñaar leer gi nag moom boo côté boobu par contre ñaari mbir bu njëkk bi ci yàlla rek lay jóge mooy bu njëkk bi d'ailleurs bu leer boobu bu fi nekkut beneen leer bi du am mooy leer gi nekk ci xolu nit ba tax mu yëg ni mu am benn éveil bu am ci moom mooy yaqaza googu
ne man de war naa jaar ci yoon bu baax et que yoon bu bon bi baaxul maanaam selon nag niveau yi selon kenn ku ci nekk sa niveau d'éveil mais dina am lu koy stimuler maanaam lu koy yëngal di yokk leer gi di ko gën a mettre en valeur ci suñu àdduna bi mooy lu demee nekk jotaayoo nitu yàlla yi lu demee nekk di fekke jotaayu xam-xam yi ak yu demee nekk di fekke jotaayu sikkar yi ak yu demee noonu loolu da koy éveiller da koy stimuler fii mais leer googu di ñëw di njëkk a ñëw moom mooy pousser nit ki ci muy dem léegi nag après nag lu muy gën di sellal xolam noonu di gën di rafetal ba bare leer gi day tukkee tamit ci yaram maanaam cëru yaram yi maanaam tey buy wax lu baax di def lu baax di tudd lu baax di nekk ci lu baax di ànd ak ñu baax loolu day waral ci moom ay yeneeni leer yu ñëw di def mais loolu yëpp bu leer gi day gën di rafetal xol bi di gën di dugg ci xol bi day gën a am doole lu xol bi gën di am doole moteur maanaam qualité xol bi di gën a defar maanaam mooy ko moteur bi rek maanaam lu essence bi di gën di baax ñuy gën di di ko entretenir qualité moteur bi di gën di baax réparation yi di gën di rafet di gën di baax di koy gën a mettre en valeur ñu di def essence bu baax nangam di ci bañ a def mukk essence bu bon affaire bi gën a baax noonu la demee maanaam loolu moom moo tax borom bi daf ci am lu mu ci wàccee loolu mooy bu njëkk bi leer googu d'ailleurs loolu dafa am moo tax mu am ñaari leer dafa am leer gu ñu tuddee nuuru tawajjuh ak lu ñu tuddee nuurul muwaajaha bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne nit ki mooy def maanaam mooy leer gi nga xam ne moom lay produire par ses actes c'est-à-dire que parce que boo defee lu baax lu ne day am benn leer bu mu def ci sa xol comme nit ki bu defee lu bon day am tomb bu ñuul bu muy def ci xolam nit ki noonu su defee lu baax day am leer bu muy def ci xolam baax na beneen bi ci des nag mooy bi nga xam ne moom yàlla moo koy wàcce ci xolu nit rek sa sabab mais boobu nag moom mooy dëgg-dëgg bii tax dëgg-dëgg bi nga xamante ne mooy tax dëgg-dëgg bu njëkk bi mën a baax yàlla nañu yàlla defal leer googu dégg nga kon nag moom xol mooy li maire bi doon laaj léegi walla yokk fu du fegu du arrêté en taqallubi ci jàllar bi kom bi illaa ludul isa amadadu su ko tëbbee ak ruux bi latifatin ci sew-sew nuuraanitin nga ko jóg leer la maanaam une subtilité lumineuse maanaam loo xam ne leer la goo xamante ne daf ko wàcc ci moom bu boobaa indaha foofa nag yasbutu ci lay dale stabiliser wu alqalbu xol bi ala sifatil kamali ci melo yu mat wal qurbi ak jegeñ yàlla ci lay stabiliser wu nekk ci melo yi nga xam ne mooy melo mat yi ak jege yàlla waxuwa te loolu maata abir moom la ñuy ma ta'abbaru anhu at-ta'ifa wala ta'abbiru anhu at-ta'ifa maanaam moom la kuréel gi maanaam mooy ta'ifa mooy kuréelu nitu yàlla yi ñoom moom la ñuy wax di ko exprimer di ko tuddee bi sujudil qalbi ci sujootu xol mooy stabilité boobu loolu la ñuy tuddee sujootu xol mooy kon leer la goo xam te ne bu ko ruux wàccee ci xol day stabiliser wu complètement mais ci lan lay stabiliser wu ci melo yi yiw yeeg mbaax wabil fanaa moom la ñuy tuddee tam al fanaaw mooy lan extinction mooy ak jeex voilà mooy extinction c'est-à-dire que kooku léegi meloom yi extinction lan moo tax ñu tuddee ko extinction parce que nit ki dafa jeex ci lan maanaam léegi moom meloom parce que bakkanam léegi moom moo dem ba anéantiru bakkan bi moo anéantiru jeex complètement loolu moom moo tax ñu tuddee ko fanaaw bi mu jeexee bi bakkanam demee ba jeex amatul cëru bakkan xol cëru ruux rek a fi nekk mooy xol bi
léegi cër ruux moo mujj nekk ci xol bi jeex na day stabiliser wu ci melo yu baax yi rek jeex na léegi kooku dootu xamati lu bon en fait dootu ko defati dootu ko xamati dootu ci nekkati voilà affaire voilà yal nañu yàlla sàmm. aywa léegi nag sujudul qalb boobu léegi loolu bu xewee lan mooy xew moom lay wax sujudul qalb maanaam mooy sujootu xol. iza sajada bu sujootee al qalbu xol laa yarfa'u du yëkkateeku te abadan mukk bi xilaafi wuute nag sujudul wajhi sujootu xar kanam sa jëmm ji su sujootee maanaam sa xar kanam su sujootee dootoo day daal di yëkkatiku day sujoot di de comme ni ñu ko gisee ñun ñëpp kenn ku ci nekk mos ngaa sujoot ak sa jëmm ji nii mais ku nekk gis na ni jamono ji nii ñun ñi ñu ngi yàlla yëkkati ko ñu ngi toog alors que xol contraire bi la te pourtant xol ànd ak loolu yëpp subhaana rabbi bu dee yaram moo sujjóot comme li yent bi wax salaatam ci xadis bu nekk sax imam Muslim mu ne iza sajada ibnu aadama i'tazala sheytaan wa huwa yabki su doomu aadama sujjóotee seytaane day beru di jooy lu muy jooy moom dañ ko àddigal mu sujjóot man bañ ma diggalee ma sujjóot damaa bañ moom de texe na affaire am baax na man sama affaire yàqul mais su fekkente ne sujjóotu yaram mooy def loolu seytaane lan ngay xalaat bu dee xolu nit ki moo sujjóot maanaam dem ba sujjóot bi loolu lay tekki sujjóot bi mooy dafa stabiliser wu ci jikko yu baax yi maanaam mooy léegi xolam boo ca demee dootoo ci gisati jikko yu bon ay ngistal ay rëy ay déggtal ay iñaan ay soxor yooyu yëpp dootoo ko ci gisati yu baax rek nga ci gis léegi mu ne ittafaqa dëppoo na li Sahl ibn Abdullah ñeen Sahl ibn Abdullah at-Tustari radiyallahu anhu moom les années 270 maanaam 273 su ma juumul ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la génn àdduna maanaam kon buñ ko xoolee dañu gis ne mook ñoom imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ñoo bokk jamono voilà dañ ko daan tàgg nag ci sell teeg mbaax ba doon wax ne sax maanaam ku mel ni moom ci jamonoom gisuñu ko woon waaye moom woo fekk moom fi saadisati mi ngi ci juróom benneelu at min umur yi ci dundam maanaam bi mu amee 6 ans fii awwali duxuli yi ci njaal benn duggam ila hadha tariq ci bi la yoon mooy yoon nitu yàlla yi dafa dëppoo ci moom ànd na woon kat moom raa dafa gis xalboo xolam xat sajada ne dafa sujjóot moom daa gis xolam sujjóot dégg nga wantazara muy négandiku nag an yarfa ci muy yëkkatiku muy xaar xol bi jóg falam yarfa waaye jógut maanaam mu gis xol bi muy xaar xol bi jóg mu gis ne xol bi daal jógut mi ngi sujjóot ba léegi fa baq yow mu daal di des xaa'iran mbiram adi jaaxle maanaam mu jaxasoo nag xamatul nu muy def fa mazala dañut nag yasal di laaj ashuyukh sëriñu ak tariqa yoon nitu yàlla nit yoon wi an waaxaati yi ci li nga xamante ne mooy xew-xewam bii ah mooy xew-xewam bii maanaam ah voilà mooy son aventure là cette aventure spirituelle là ah ana lan lay tekki mbëgg ci am lu leer bu ko defee sëriñ bu nekk rek mu dem sëriñ bu mu dégg rek mu dem laaj ko fama wajada waaye dajut woon gisul woon ahadan kenn yaarifu ko xam waaqaatoo xew-xewam biir kenn muy wër fu mu dem laajte waaw xol bu sujjóot moom waaw bu sujjóotee moom dana jóg wala du jóg sëriñ si ne loolu de moom loolu de xaw ma ko yaa kon baax na mu daal di continuer mu ne fay nawum ndax ñoom day ahlu sidqi nitu dëggu lañu woon ñoom ñu dëggu lañu woon dañoo amoon sincérité laa yantiquuna doonuñu woon wax illaa lu dul an zawqin ci loo xam ne lu nu mos la
mu xaqaq loo xamante ne lu wér a wér lu wér a wér la ci ñoom maanaam doonu woon di aventurer wu nii rek di wax comme ni mu xewee léegi déedéet ñoom ci lu ñuy wax day nekk loo xam ne lu leer la waaye nag fa dalluhu ñu tegtal ko ala shaykhin ci ab sëriñ faraxe la mu daal di laxas ilayhi jëm ci moom min ajali ngir sababu waaqiati yi xew-xewam bii fala ma daxala ba nga xam ne dugg na alayhi ci moom sallama mu daal di nuyoo wa qaala mu ne ayyuha shaykh yow sëriñ bi maanaam bu nuyoo mu fay ko mu ne waaw sëriñ bi ayasjud ndax dana sujjóot alqalbu xol waaw xol moom dana sujjóotam fa qaala mu wax la woñeel ko ak shaykh sëriñ bi ilal abad ba faaw maanaam bu sujjóotee faaw rek abadan jeex na dootu yëkkati côté fa wajada mu daal di daj nag Sahl maanaam muy ibnu Abdullah at-Tustari radiyallahu anhu shifaahu ak saafaram ala yadihi ci loxoom sëriñ booba fa lazima mu daal di takku xidmatoo ci di ko liggéeyal mu daal ne na kii sëriñ bi dana ma mën a jàppale maanaam li ci yéeme mooy étape boobu noonu maanaam moom ci la gisee ni kon il faut mu takkoo kooku parce que kooku dana ko dimbali maanaam bi mu tollee foofu mais li yéeme bon bokk na ci li yéeme ci mbir mi mooy ne boobu 6 ans la am waaw loo tax en fait âge bi du ci dara du dara ci mbir yi yàlla loolu lay def am na ñoo xamante ne ci à bas âge dañuy juddu rek presque seen année yu njëkk yi rek yàlla defal leen fàttali noonu même sans sax ñu jaar dëgg ci yoon bi nga xam ne moom la war maanaam moom la habituellement moom la ñëpp di jaar alors que am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo leen di raw fuuf ñoo xamante ne dañuy jaar ci cheminement bi ñëpp jaar maanaam njëkk teel a tekki ci mbir mi ci yoon wi tekkiwul ne yaa ci raw déedéet teel cee tekkiwul ne yaa ci raw Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu mi ngi nii 47 ans la am doog am fatu waaw dund na jaar na fu ne lu ne mu daj ko pendant 47 ans doog am fatu te pourtant moo raw ñëpp voilà kon mbir mi moom maanaam te pourtant de am na ci ñoo xamante ne ñoom à bas âge déjà loolu problème boobu réglé nañ ko affaire fat xoog yooyu réglé nañ ko ñu ngi ci yeneen waaw dégg nga waaw beneen la non voilà non c'est que rek moom day stabiliser wu ci xam nga fatxu li muy tekki dafa am ay sens fatxu li muy tekki mooy illumination c'est-à-dire que mi ngi jóge ci fataxa bi tekki ubbi maanaam ouvrir illuminer conquérir ah voilà moo tax fatxa da nekk illumination conquête ouverture ah et cetera donc loolu la mooy dafa dem ba nga xamante ne dem na ba am ubbeeku ba acquérir ba conquérir lépp loo xamante ne dana tax ba leer ba xolam stabiliser wu ci yoon wu baax wi loolu nag su ko nit ki amee aussi bakkanam day dee du dëgg bakkanam day toj day mooy barrière boobu noonu nga xamante ne moom moo nekkoon ci diggante ñaari àdduna yooyu léegi loolu bu tojee léegi nit ki day daal di mën a am accès ci ruuxam walla mais nag li ci yéeme tamit mooy parfois nit ki mel noonu ba pare li nga xamante ne parce que loolu benn affaire la mu am beneen affaire mooy ginnaaw ba nit ki amee fatxu boobu maanaam mooy bakkan bi yëkkatiku na ba muy mën di gis
ba muy maanaam ba nga xamante ne léegi day mën a am accès direct ci ruuxam maanaam yaramam day am contact direct ak ruuxam ànd ak loolu yëpp du gis li nga xamante ne parce que souvent fatxu day ànd ak ay kusufaat maanaam day ànd ak ay dévoilement maanaam nit ki ñaare bu amee fatxu day daal di gis ne day daal di commencer gis yoo xam ne yàlla da koy dévoiler yeneen adduna yi wala yeneen mbir yu yéeme yi mais parfois dina arriver à certaines personnes ñu am fatxu boobu ba pare yàlla du leen dévoiler loolu da leen ko day nëbbu lépp mais ñoom seen xol ni muy mel mooy xolu ñi am fatxu rek benn la ndax seen ruux léegi moom moo stabilisé wu maanaam ruux bi leer googu dal na ci xol bi ba xol bi stabilisé wu ci jikko yu baax yi maanaam bakkan bi dee na léegi bakkan bi dootu leen mais bakkan bi dee tekkiwul maanaam nit ki koo xamante ne noonu la mel ci lépp lu muy dugg maanaam yàllaa ko yitteel maanaam xam nga moo tax léeg-léeg ki nga xam ne dafa bëgg yàlla wala dafa bëgg même àllaxira dinay nuroog ki bëgg àdduna parfois ci ay mbir ba ñu foog ne ñoom ñoo bokk fekk bokkuñu ni ñu amee différence entre comme ñu bokk avion di dem di tukki te ñoom ñëpp bokkuñu li leen yóbbu am na koo xamante ne comme tey fi mu toll bu nit jëloon avion fii ni di dem Maroc ñu jël avion léegi di dem Maroc am na ñoo xamante ne plage yaa leen fa yóbbu du dëgg pourtant ñoo bokk avion am na ñoo xamante ne dem visiter yenn monument historique yi ñoo leen fa yóbbu am na ñoo xamante ne dem noosi ji ñoo leen fa yóbbu am na ñoo xamante ne dañ faa dem parce que dañuy doog a takk soxna te diwlu ma ci kenn nag am na nag ñoo xam ne dañuy dem ziyaare si Ahmed Tidiane maanaam kenn ku ci nekk maanaam pourtant ñi dem yëpp te ci biir ñooñu sax ñii dem sax ngir ziyaare Cheikh am na ñoom ñëpp bokkuñu intention bi leen yóbbu loolu la c'est-à-dire que loolu moom moo tax loolu bokk na ci li gën a tax ba nitu yàlla yi surtout ñu mag ñi ñuy jafee xam loolu bokk na ci li gën a tax parce que comme ñoom ñi ci des dañuy bari lu nuy nuroo di ko defandoo moo tax ñenn ñi moo tax duñu gaaw a gis maanaam parce que ñoom seen particularité seen xol la nekk particularité ci seen xol la nekk nekkul ci biti loolu moom mooy loolu la mais ça veut pas dire que ni léegi après bon sa xol dootul déedéet sa xol ci yàlla rek lay aju naam mais sa yaram ci biti day nuroog yaramu ñeneen ñi ci des wa madaaru wër-wërloog maanaam li lépp di wër ci haadihi tariqati ci biir tariqa mooy le pivot même de cette voie là maanaam voie spirituelle yi mooy yoon nitu yàlla yi ala haadihi sajdati mi ngi ci kaw ci sujjóotu alqalbiya bi bu ko ci xol bi maanaam ci sujjóotu xol bi la nekk lii ñuy dégg tarbiya yeeg yëpp ñuy dégg ñuy wax yëpp pour affaire bii la pour réaliser affaire bii la dégg nga isa xasalat bu amee bu jotee lil insaan ñel doomu aadama xaalata mushahadatin ayn xaalu mushahadata aynin aji jàkkaarloo bët la maanaam mooy témoignage contemplation boo xamante ne bëtam moo ko def mu gis ne xolam su jot na faqat dëgg-dëgg kamula mat na mais bàyyi ko ah bu xolam su jotee ci jamono ji nga xamante ne voilà xolam bu su jotee ci jamono joo xamante ne maam mi ngi gis mu su jot fekk boobu mu ngi jàkkaarloo ak moom nii loolu dafa fekk ne kooku mat na wakamulat mat na tamit maarifatuhu maarifa maanaam nandam mat na léegi xam nga c'est connaissance mystique léegi mat nañ wa ismatuhu ak ñoŋam tamit mat na ñoŋam mooy infaillibilité am da ngay gis dootul nekkati ci lu bon
jeex na falam yakun dootul nekkati li seytaan ñeel seytaane ala yi ci yoon min ci moom min sabilin aw yoon seytaane dootul amati ci kawam benn yoon voilà seytaane dootul amati ci moom benn pouvoir wattu sama doon tuddee hadir asmati bi léeg ñoŋ fii xaqil wali ci àquk waliyu bu dee waliyu la kenn du ko tuddee duñ ko tuddee infaillible maanaam duñ ko wax isma maasum mais dañ koy tuddee xifdan akuk kaaraange maanaam ne yàlla da koo aar da koo préserver non garaw loolu kenn doon ko tuddee kenn dañ koy tuddee kaaraange kama kem ni nga xam ne tout simplement def na ko tuddee fii xaqin nabi ci àquk yeneen war rasul ak ku ñu yónni asma ak ñoŋ daan dañ ko tuddee ak ñoŋ maanaam infaillibilité waaw doot ko defati waaw voilà kooku doot ko defati mais groupe wàllu bii nii groupe lañ bu néew du comme ni ko ñu bari foogee nga ni ñu foog ne bépp wàllu bu ne nii lay mel déedéet maanaam wàllu fi muy yegg ba yegg ci degré isma googu maanaam infaillibilité boobu ba tax ñu naan ko maasum maanaam mahfuz dañuy utiliser baatu mahfuz ngir teggin gi ñu am ak yeneen yàlla saa sam comme ni mu koy waxe mais en réalité même statut bi maanaam même affaire bi la maanaam infaillibilité lay am maanaam du defati bàkkaar moom doot ko defati mais boobu niveau bu élevé la ay cas rare lañ ñooñu exception lañ ci biir wàllu yi seytaane dootul amati ci moom benn yoon boo xamante ne daf ko ciy jaare pour mu mun nekk koo xamante ne maanaam dina def rek lu lenn rek ci bàkkaar du ko mënati maanaam comme yeneen yi ni ñu aaroo noonu lay aaroo moom donc kon am na wàllu yu ñuy def bàkkaar. waaw wàllu yu du dina def bàkkaar kay waaw bàkkaar yi xam nga loolu moom moo tax Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ne xaqiiqatan bàkkaar maanaam lu ñuy wax bàkkaar wala loo xam ne ak rëcc la njuumte yi nga xam ne ñoom ñooy dal doomu aadama naka jekk ba tax mu bañ a nekk ku mat maanaam dootul nekkati ku parfait parce que loolu rek mooy indi imperfection li ko indi mooy jëf wala wax yoo xamante ne bokkut ak li baax wala li gën a baax voilà léegi loolu mu ne ñetti nit rek ñoo ci mucc amul ku leen ñeenteel ku njëkk ki mooy koo xamante ne rasul la yenent bu ñu yónni la ñaareel bi mooy nga nekk nabiyun ab yenent boo xamante ne kenn yónniwu ko mais ñooñu yëpp kon ci yenent yi lañ dugg mais am na ku leen ñetteel ki leen ñetteel moom mooy xutbu zaman jeex na moom rek moo infaillible ci ñoom moo tax groupe bi du groupe boo xamante ne groupe bu kii la groupe bu rëy lañ imagine toi que ni ci jamono ju nekk benn nit rek mooy mel noonu ci globe bi yëpp globe terrestre bi planète bi yëpp kenn rek ay mel noonu donc maanaam day am infaillibilité totale boobu mais sinon keneen ku dul moom day am période yoo xamante ne yàlla day namm feeñal ci moom ak wàññeeku loolu yàlla moo koy namm mooy bëggee noonu mbir mi maanaam mooy bëgg feeñal ci moom ak wàññeeku te encore bu dul woon wàññeeku googu di feeñee ci ñoom konontoon dañuy feeñ ba ñépp xam leen voilà mais lii tax ba du ñu feeñ ba ñépp xam leen mooy lan mooy wàññeeku gi ne ci ñoom
loolu la non waliyu xam nga lan mooy waliyu non waliyu du comme li ko gars yi foogee kuy naaw kuy def déedéet loola waliyu mooy koo xamante ne xam nga mi ngi jóge maanaam baat bi wilaaya la maanaam wilaaya mooy liy nekk ci nit bañ naan waliyu la mooy lan mooy lépp loo xamante ne bu nekkee ci nit ki maanaam mooy ki nga xamante ne dafa far ak yàlla loolay waliyu koo xamante ne dafa far ak yàlla yàlla la jël def ko collaborateur am yàlla la jël def ko partenaire am yàlla la jël def ko parandoom allié loolu mooy waliyu du leneen lu dul lii kooku nag cela ne veut pas dire que ni day nekk ku parfait mën na am ay imperfection yu parfois yu yéeme mais nag dina am nag luy nekk ci moom mooy sincérité par contre du nekk nit ku faux koo xamante ne waaw dina dëggu daal ci gëm gi mu gëm yàlla ak far gi mu faraloog yàlla loolu moom dana ci dëggu waaw loolu moom dana ci dëggu voilà maintenant nag looloo tax alxuraan ne alaa inna awliyaa Allahi laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun mu mel ne alladhiina aamanu wa kaanu yattaquun wàllu yi mu ne wàllu yàlla yi ñoom de déet amul lu ñuy ragal amul lu ñuy tiit déet ragal di war seen kaw ba pare du ñoo xam ne dañuy am ak tiis mooy tristesse mooy ñan mu ne ñi mooy ñi nga xam ne dañoo gëm te dëggu ci ngëm gi ba pare ragal yàlla sax ci ragal yàlla lii mooy wàllu yi mais loolu dàqonte wut ak de temps en temps nit ki def bàkkaar mais terewul ba tey wàllu yu bu nekk dina am part ci kaaraange googu yàlla di ko aar mooy xefs googu wàllu yu bu ne dina ci am part maanaam munuñu ne diw wàllu yu la ba pare maanaam kaaraange googu amu ci benn partie loolu moom du nekk loolu moom du nekk waaw. comme maanaam mooy jullit rek. waaw. waaw parce que bu ñu koy définir rek wax fin saa ñuy wax ni ñu ko nekk te doo ko xam nit ñi xam ko. ñu ko nekk nga xam nit ñi xam ko. waaw. comprendre comme ni ñu koy définir quoi loolu moo tax. waaw loolu waaw mais xam nga moo tax léegi nag mu am beneen mbir bu ñuy wax bu am solo mooy léeg-léeg dañuy wax waliyu fekk dañ cee jublu waliyu dans un sens général. mais léeg-léeg ñu wax wàllu moo tax même ci waa ñoom moo tax waa ahlu tasawuf dëgg bu ñuy wax wàllu yu jubluwuñ ci bële jubluwuñ ci bu général bi ñoom ñi ngi ciy jublu ki nga xamante ne moom dafa particulier seen biir ñoom kooku lañ ci jublu parce que sinon bu général bi mooy jullit rek jullit bu gëm te dëggu rek maanaam jullit bu dulub naafiq ba pare nekkul koo xamante ne dafa saay-saay ah kooku moom mooy wàllu ah mais ñoom léeg-léeg tamit dañuy wax wàllu yu fekk jubluwuñ ci kooku dañ cee jublu ki nga xam ne moom boroom niveau yu kawe yi la te ñun suñuy wax fii nii kooku moom moo tax ñuy wax maanaam ki nga xamante ne moom boroom niveau bu kawe la maanaam moom yàlla dafa def ci moom leer woo xamante ne moom mooy tax mu am parce que xam nga ragal yàlla bu nekkee ci nit dëggu ci te sax ci day am benn yàlla bu mu koy defal furqaan lu ñuy wax furqaan mooy in tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan boo leen ragalee yàlla da leen defal benn capacité de discernement boo xamante ne diggante lu baax ak lu bon da nga koy gaaw a ràññee diggante dëgg ak caaxaan da nga koy gaaw a ràññee maanaam day am leer buy nekk ci sa xol goo xam ne fu mbir ñëwee rek da koy daal scanner xam nga scanner ah waxuma bi kii de bi médecin yi laa wax bu médecin yi nga xam te ne dañuy dugal après ñu résultat bi génnee ñu xam ne kii kat feebar sàngam am na ko nangam loolu laay wax ah mooy bi scanner fu kii fu mooy yaramu nit ak yooyu ñoom day am leer bu nekk seen xol goo xam ne lu ñëw rek scanner lay doon dañ koy scanner maanaam nga xam ne bu yeggee rek dañ ciy teg seen affaire bi fif buñ ko tegee rek
aja ñu commencé décortiquer xam ne lii de caaxaan la lii de lu baax la lii lu bon la lii yàlla lii jaadu na lii jaadu ni maanaam mooy capacité de discernement boobu. maintenant nag dañuy am lu ñu tuddee moom la ñuy wax ni maanaam seen xol day stabiliser wu ci lu baax par exemple du ñu nekk ay nit ñoo xamante ne dañuy am jikkoy xol yu bon yi ñoom duñu mel noonu ay iñaan ay soxor ay ngistal ay déggtal ay rëy ay yooyu ñoom en fait lan tur bi rek lañ xam ñoom sentiment bi xamuñu ko ah voilà mooy ñooñu ba pare ñoom dañoo am beneen affaire bu leen yàlla defal mooy sopp gi yàlla def ñu maanaam yàlla da leen sopp spécialement wala yi ñoom loolu la leen yàlla defal mooy sopp gi leen yàlla sopp spécialement par rapport ak commode mortelle yi maanaam par rapport ak la masse populaire ñoom yàlla da leen sopp particulièrement ñoom loolu lañu wuteeg ñeneen ñi dëgg sax loolu mooy vraie différence bi waaw lan déggtal mooy ostentation mooy di def wala ngay bàyyi ngir di wut ay considération ci xolu nit ñi loolu mooy déggtal loolu mooy ngistal mais déggtal mooy ngay wax wala ngay noppi ngir wut considération ci xolu nit ñi loolooy déggtal voilà ndax la c'est négatif là ou pas? mais c'est négatif oui bien sûr loolu kay dafa yéeme si mooy parce que normalement loolu mooy lépp lu wuuteeg en fait groupe boobu ngistal ak déggital dañoo wuuteeg sellal maanaam sellal mooy may def ak a wax ak di bàyyi ak a noppi ngir yàlla rek tax xooluma ci leneen damaa bëgg rek yàlla kontaan ci alors que dégg ngistal mooy damay def wala may bàyyi pour xool bu ko nit ñi gisee wala ñu voilà maanaam ban sentiment la ñuy am maanaam considération bi ñu ciy am waaw yooyu jikko nag laa wax yooyu noonu ak aw jëf mooy auto émerveillement maanaam mooy mooy nga man dara wala am dara wala xam dara ma ay voilà duma moroomu gaañ waaw man boobu laa xam maanaam waaw mooy auto émerveillement iñaan mooy ma gis xéewal ci loxol keneen yàlla teg ko ci loxol keneen man nam xéewal googu toxoo ci ay loxoom ñëw ci man loolu tax boobu moom mooy niveau bi gën a tuuti parce que au moins loolu bu ma ko jikkoowee yàlla nañ ci yàlla musal au moins yéene naa maanaam affaire bi bu jógee ci kee tamit c'est parce que damaa bëgg mu ñëw ci man waaw loolu ñee la tudd ak naw voilà ñee naw voilà loolu mën na nekk maanaam mooy nit koo xamante ne dafa yàlla da koo jox alal mu ciy def lu baax wala mu jox ko xam-xam mu ne def lu baax kooku noonu nga ñee ko ngir loolu sax qualité la maanaam mooy danga naan kii de bu ma amoon li mu am nii lii muy def lay def maanaam yàlla daal bu ma mayoon li mu ko may moom li muy def lay def loolu noonu yàlla da lay bindal yàlla da lay jox yoolu li kooku am rek la lay jox parce que yow soo amoon loolu noonu ngay mel
yàlla nag moom mooy séddale moom daf ko jox yow joxu la ko mais quand même daf lay jox exactement maanaam da lay fay exactement li mu koy fay moom. voilà iñaan moom da ngay bëgg mu toxu ci moom ñëw yow iñaan lool la ah voilà rëy moom mooy xeeb maanaam mooy bañ dëgg ba pare xeeb ña ko yor wala boog nga bañ dëgg parce que tout simplement fi dëgg gi jóge foofu nga xeeb voilà loolu moom mooy rëy ah yeneen yi ci des moom jarul définir parce que xam nañ ko soxor voilà jëw mooy wax ci jullit loo xam ne dëgg la mais su fi nekkoon du ko neex non wax lu positif déedéet du jëw moo tax wolof dañ koy wax jëw bu rafet wolof dañ koy wax jëw bu rafet mais maanaam bokkul ak li nga xam ne moom la ñuy wax ci diine naan loolu jëw la maanaam buñ ne kii dafa am bàkkaaru jëw du loolu mooy loo xam ne boo ko waxeen moom bu ko déggee du ko neex day doon amul différence fekk li ngay wax ci nit ki du loolu waaw loolu sos la bu fekkente ne li nga wax nag loolu du dëgg loolu aw sos la voilà expliquer voilà 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 mën nga ah léegi rambaaj bi rambaaj mooy ngay toxal non bokkul ak ba tey sax ak jaxase dëgg-dëgg parce que jaxase mooy may ñëw di fexe rek nu may waxee li may wax du doon dëgg ma ñëw jaxase nit ñi pour ñu xuloo wala pour ñu xeex pour ñu noonoo alors que rambaaj maanaam an namima mi ngi jóge ci namma maanaam bii te ki yokk maanaam mooy damay dem fekk loo xam ne dëgg la gaa dégg naa ko kii dëgg la ma jël ko doxal ko ñëw wax ko ci kii ba pare di ko déglu moom ban réaction lay def réaction bi muy wax ma doxalaat booba yóbbuwaat ko fee léegi su ko defee affaire bi affaire bi day maanaam tension bi day gën a yëkkati. kon journaliste yi am nañ problème. waaw ñenn ñi. waaw. ñu ci bëri am nañu. waaw loolu la. journaliste yi. waaw léegi daa mel ni jikko yu bare bare yu doy waar yi jikko yu mel noonu. jikko yu mel noonu ku ci bëgg mucc ni ngay def moom mooy léegi par exemple bu fekkente ne rëy na ak iñaan ak soxor ak ngistal déggtal aw sa jëf et cetera dañuy wax ne jikko yooyu mu te moom mooy jikkoy xol yi li koy dindi mooy premier pas bi koy dindi mooy xam-xam parce que yooyu yëpp boo seetloo dañuy plaque tournante bi benn affaire kese la pivot bi benn rek la mooy xam ne yàlla mi ngi jàkkaarloog ñun te moom mooy dogal mbiri te li ko neex kese mooy am li ko neexul du am loolu moom moo tax bu boobaa nit ku mel noonu du rëy parce que rëy li koy indi yëpp loolu rek la mooy jàpp ne daal maanaam dëgg gi ngay bañ nga xeeb fa mu jóge te yàlla moom mooy dogal boo xamee ne yàlla mooy dogal te yàlla li mu bëgg rek mooy dëgg am
te yàlla loolu la bëgg te moom mooy séddale dafa séddale tey dëgg gi jóge fee jeex na ñaareel bi moom mooy iñaan tamit loolu la li koy indi mooy su fekkente ne damaa xam ne bu fekkente ne dama xam ne yàlla de lu ko neex mooy am te moom mooy séddale moom moo jox kii bañ maa jox dootuma iñaanat parce que sama iñaan googu du ma yokk lu dul ñaawaay parce que du tax mukk du ma iñaan maanaam daf may ronger rek man ci sama biir mais du tax mukk ba xéewal googu tuxoo ci moom ñëw ci man te benn affaire am na mooy képp koo xam te ne dafa iñaane nit yàlla da koy yokk mbugal ci kiñaan googu ci yokk gi muy yokk xéewal ci ki muy iñaane bu la yàlla nattoo nag ma nga am kenn koo xamante ne danga ko iñaane ci benn mbir saa yu sa xel demee ci loolu rek jàngal faatiha ak ñetti salaatul faatiha nga yéene ko waaw nga yéene ko waaw mais yow xam nga ni lii feebar la du loo tey parce que xam nga lii xam nga yii jikko la joo xam ne ay melo la yoo xam te nit ki mën na ci conscient xam ne lii baaxul mais quand même mu di ko dal loolu mën na ne parce que sifaru infi'al la maanaam du loo xam ne maanaam lu nit di subir la du lu nit di xam nga mboolem jikko yi ñuy wax nii bu doon ne nit ki mooy choisir da koy mel wala du ko mel kon problème bi du fi ne xam nga bu fekkoonte ne nit ki day tànn jikko yëpp du ci am benn yàlla mooy tànn jaam bu ko neex mu setal xolam ci mboolem jikko yi mais nag am na ay préala am na ay mbir yoo xamante ne nit ki mën na yàlla mën na koo dimbali mu fexe ba jikko yooyu dañ ci moom ci yooyu nag lañu ne nit ki xam nga le fait que mu ne kii de affaire bi na la mu maanaam mu iñaanee ko noonu léegi bu jàngee yàlla ñaan faatiha salaat faatiha def ñetti salaat faatiha yéene ko da ngay gis leeru googu day fay tàkku ki ñaan gi nga xam ne moo nekk ci xolam loolu moo tax su répétitif da ngay gis day dem complètement day deñ complètement ci xolam envie mooy ñee moom lañ doon wax iñaan c'est la jalousie voilà c'est ça la différence voilà exactement jërëjëf première dame voilà l'ex première dame voilà conseil constitutionnel voilà kon loolu la iñaan ak ñee loolu rek la voilà léegi kon voilà dégg kon bu fekkee tenir ngistal la tamit loolu la parce que ngistal ak déggtal yëpp pour mu deñ ci man il suffit que ma prendre conscience que ni considération bi may wut ci xolu nit ñi jaru ko bu yàlla rek am solo parce que bu fekkee ne yàlla kontaan na ci jeex na parce que nit ñi ñoom ñëpp buñ dajaloo woon pour jariñ ma ci loo xam ne yàlla bugg ko du ma jariñ ñoom ñëpp buñ dajaloo woon pour lor ma ci loo xam ne yàlla bëgg ko duñ ma mun lor
non mais xam nga fii bu ñuy wax considération bi tax ñuy wax mooy tey par exemple xam nga tey julli par exemple julli su ma koy def waruma ci wut considération keneen bu dul bu yàlla mais daf ci am yoo xamante ne par exemple nit ñi maanaam relation sociale moo koy waral yooyu bokkul xam nga tey nit mënul ne maanaam di dund ci biir société bi ba pare ne du ma faale kenn looloo tax par exemple ñu moo tax wolof ne boo yëgatee même arabe bi daf koy wax boo yëgatee sa loxo ndeyjoor bi ne faalewuma kenn yëgateel bi ci des ne kenn faalewuma ah oui parce que tamit maanaam parce que loolu di jëflante lu baax ci biir nit ñi de manière générale jullit ñi de manière particulière ak say mbokk deret de manière particulière nit ñi de manière générale loolu yàlla moo ko digle c'est-à-dire que yow def bi nga koy def pour yàlla la xam nga loolu yëpp loolu mooy question bi xam nga parfois problème yi ñuy wax yëpp li tax du neex rek la lu tax ñu bëree bëri duñ ko xam mooy dañ dul comprendre que ni maanaam lu yàlla lu yàlla kii la maanaam lu yàlla bëgg la le fait que mbir yi nekk ay jaamu yàlla ñoom seen jëmmi bopp loolu moom mooy kii bi maanaam boo xamee ni yëpp ay jaamu yàlla la problème dootu amati léegi kon beneen mbir bokk na ci mbir yi nga xamante ne dinañu dimbali nit ci yàlla musal ko ci benn jikko ci jikko yu ñaaw yi moom mooy muy bëri lu muy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam di jox ko hadiya ñaan yàlla pour mu mucc ci bàkkaar sàngam wala ci jikko sàngam loolu tam bokk na ci liy dimbali nit ci mu mucc ci jikko yooyu bokk na tamit ci li nga xam ne dana dimbali nit ci jikko muy mucc ci yoonu jikko yi mooy muy toog ak nit ñi nga xamante ne seen jikko yooyu dafa denc ci ñoom maanaam booy toog ak jotaay yooyu ak nit ñoo xam ne seen jikko yooyu dafa denc ci ñoom yow tamit jikko jooju day obligé day fay ci yow day denc ci yow moo tax sooy toog ak par exemple nit ñoo xamante ne fu ñu toll ñu ngi di ree yow noo mën a mel looy mën di dund calvaire woo mën a dund après da ngay mujj di ree rek soo toogee ay nit ñoo xam dañ triste léegi tey nga triste yow tam comme ñoom sooy toog waaw sooy jotaayoo ak nit ñoo xamante ne nag tamit seen xol dafa rafet nii yow sa xol obligé day rafet loolu moom moo tax nit moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba nit mi ngi ànd ak ñi nga xamante ne moom mooy ñi muy maanaam ñi mu sopp ñi muy nekkal ñi muy jotaayoon wax ma koy àndal ma wax la yaay kat ki nga doon jeex na loolu moom maanaam loolu kii la loolu moom lu évident la nit sooy ànd ak moom fekk moom jikko yi ñoo nekk ci xolam jikko yooyu ñooy nekk ci yow dañuy transposé wu sooy ànd ak ay nit ñoo xamante ne dañ doy waar jikko yooyu day transposé wu ci yow waxuma la loolu mais animaux yi sax booy ànd ak ñoom jikko yi ñu yor day nekk ci yow même animaux yi sooy ànd ak moom jikko yi nekk ci ñoom day nekk ci yow loolu moom moo tax képp koo xam ne dafa bëgg tamit yàlla musal ko ci jikko yooyu yi day ànd ak ñi nga xamante ne yàlla dindi na ci seen xol mboolem jikko yooyu léegi tey nga gis ñu soppeeku au début nag dina xaw a metti ci ñoom mais dinañ gis changement bi au fur et à mesure dinañ ko gis ci ñoom loolu tax yoon bu baax soo ci bëggee jaar mënul ñàkk ngay ànd ak nit ñoo xamante ne dañoo jaar ci yoon boobu moo tax foofu nag la beru foofu la ànd ak mbooloo nit ñi gënee di beru maanaam di nekk yow kese isolement retraite foofu la ko ànd ak mbooloo mi nii gëne mooy être en compagnie voilà des gens du bien kuy nekk ak ñoom da ngay baax kuy nekk ak ñu doy waar da ngay doy waar ba pare tamit jikko yi ci yaramu nit
ay sidit lañu benn bu ci nekk sidit la bu tàkk bu nekk ci yaramu nit moo xam day tàkk wala muy fay jikko yu baax yëpp ak jikko yu bon yi noonu lañ mel jikko yu baax yëpp ak jikko yu bon yi noonu lañ mel ci nit ay sidit la yu tàkk ci moom wala mu fay looloo tax ku ma xool Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu lu mu wax mu ne dafa am benn waay mu ne kenn ki dafay nekk ak maanaam moom sidditu wilaaya dafa nekk ci moom ah mooy la sainteté dafa nekk ci moom mais ñi muy àndal ñi ay nit ñu jubadi lañ mu nekk ak ñoom ci affaire boobu xam nga comme ñoom lay àndal day mel comme ñoom benn jour wàlli yu romb ko rek parce que rek mu yëngal sidit googu ci moom mu topp ko après mu commencé maanaam mu yëg ragal yàlla maanaam jikkoy wàlli yu yëpp ne commencé mu yëg ko ci moom mu commencé bañ li gaa yi nekke mu commencé dem topp yoon bu baax bi nit ki noonu am na benn waaye keneen koo xam ne moom contraire bi moo ko dal moom nit ko la koo xamante ne siditu càcc moo nekk ci moom moo yëngatu ci moom moo tàkk ci moom dafa actif quoi mais dafa nekkoon ci biir ay nit ñu baax donc xelam du nekk ci sàcc parce que ñi muy fréquenté duñ ko def mais ba benn jour benn sàcc romb ko sàcc gi daf ko romb rek siditu sàcc gi yëngatu mu daal di commencer soobu ci yoonu mais kooku noonu tey bu fekkente ne dafa continuer di ànd ak ñu baax ñi dinañ dem ba ñu koy cuub di ko cuub mooy teindre coloration maanaam ñu koy cuub seen jikko di ko cuub ba day jekki-jekki yu bon yooyu yëpp doot ci nekkati ci yoon boobu ci kaw loolu moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala jaamu yàlla yu am solo yu bari daf koo def bëgg nit ñi di ko def ci mbooloo parce que ñi nga xamante ne ñoom ngay fréquenter soo leen dee fréquenter jikko jooju da ngay gis après dañ koy cuub dañuy teindre dañuy coloré wu ci yow ba nga commencé mel comme ñoom loolu moo tax yooyu moo tax bàyyi xel la loolu nag moom moo tax jikko parce que jikko yooyu souvent nit ki du ci mën rëcc lu dul muy ànd ak ay nit ñoo xamante ne ñu ko ci mën génne lañ mais moom kese pour mu mucc ci problème la yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla ràng jikko yi nga xam ne ñooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak teggin yi nga xamante ne ñoom ñooy ay tegginam yàlla nañu yàlla soreel jikko yi nga xam ne ay jikkoy seytaane lañ ak jikkoy bakkan ak lépp loo xamante ne mooy ñàkk teggin gi nga xamante ne moom la ñu àndal ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin